ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci benn sujet bu am solo muy wàllum chômage bii di Sénégal umpale wu leen ni fan yii yëpp am na benn rapport organisation internationale du travail buy circulé te boobee rapport di xam le ni taux chômage biir Sénégal mi ngi toll ci 48%. téeméer yoo jël ci population active bi maanaam ñi nga xam ni am nañ xam-xam ak qualification ngir exercer benn activité professionnelle téeméer yoo jël ci ñoom ñeent fukk ak juróom-ñett yi mënuñu am xëy. loolee tax rapport bi classé Sénégal 3e pays bi ëpp ay chômeurs gannaaw Burkina Faso ak Syrie. lien document bi def nañ ko ci description vidéo bi pour ñu koy teewoo. mais nguuru Sénégal ñoom weddi nañ rapport bi ndax bu ñu sukkandikoo ci Maodo Malick Mbaye di directeur général ANAMO di agence nationale de la maison de l'outil moom nee na rapport bi wérul ndax jàpp na ni benn kuréel kese moo mën a déterminer taux de chômage ci am réew muy BIT di bureau international du travail. boo demee foofu ngay xool nga gis la fa nekk dafa la wax ni la ci 2019 nee na la dëkk bi nga xamante ni moo ëpp ay xale yu chômé maanaam ñu nga xamante ni liggéeyuñu maanaam xëyuñu mooy Malawi te 28,7% la nga teg ci ñaareel bi nekk Afrique du Sud 28,5% chômage nga teg ci Kosovo muy 25,6 nga teg ci quatrième bi nekk ci ñeenteelu place bi Palestine 25,3%. et effectivement bi ñu demee vérifier statistique bi nga xam ni moom joxe na ko muy Maodo Malick Mbaye on a eu le même résultat comme ni ngeen koy gisee ci image bi nii. te ba ñu seetee Sénégal ci rapport boobu léegi nga xam ni fësal na ko nee nañ sunu taux de chômage mi ngi toll ci 6,8%. mais li mat a leeral fii mooy bii nii c'est en 2015 maanaam am na juróomi at c'est-à-dire que ci diggante bi changement am na ndax Sénégal bu leen fàtte ni chaque année 200 000 jeunes dañuy dugg dans le marché de l'emploi maanaam at bu yàlla sàkk 200 000 jeunes dinañ am seen lijaasa mokkal seen métier taxaw di wut xëy. donc bu ñu jëlee rapport bi Maodo Malick Mbaye sukkandiku te mu nekk en 2015 comparé ko ak 2020 maanaam ci diiru juróomi at am na au minimum 1 million de jeunes yu aspirer intégrer le marché de l'emploi. mën nañ jël tamit beneen rapport bu ANSD fësal di agence nationale de la statistique et de la démographie ñoom nee nañ ci seen rapport bi ñu def ci njeexitalu atum 2019 ni taux de chômage biir Sénégal mi ngi toll ci 16,9% bu ñu jëlee ñi seen at toll ci fukki at ak juróom jëm kaw. donc mbir yi nii la fa tëddee. bu ñu jëlee ci organisation internationale du travail nee nañ taux de chômage biir Sénégal mi ngi toll ci 48%. bureau international du travail nee nañ 6,8% la bu ñu jëlee ANSD nee nañ 6,9% la toll. mais ak lu mu ci mënti doon jàpp nañ ni sénégalais bu ci nekk ku ci nekk ci ñun nattukaay nga ngir mën a xam ñàkk am xëy fu mu toll ci biir réew mi. il suffit seulement nga xool sa environnement moo xam seen biir kër wala sa koñ wala say connaissance ngir mën a xam mbiru chômage fu mu toll ci biir réew mi loolu rek nattukaay la. beneen paramètre aussi boo xam ni misaal la ci ñàkkum xëy ci biir réew mi mooy li ñu tàmbalee gisaat fan yii yëpp muy wàllum immigration clandestine ay jeunes jël ay gaal ak risques yi ci nekk yëpp seen bakkan mën ci rot ñu nangoo def ay sacrifice pour dem bitim réew ñeneen di jaar ci yoonu suuf am ñu ci ñàkk seen bakkan am ñoo xam ni da leen di jàpp di woo seeni famille ngir ñu yónnee xaalis. donte diggaluñ ko kenn moo xam ñaar yëpp bu mu ci mati doon mais mbir la bu lay wan ni am na ay sénégalais yoo xamante ni ñàkkum xëy poussé na leen ñu tayle seeni bakkan ngir daani seen doole feneen. léegi nag lu waral loolu yaakaar naa ni mooy la véritable question maanaam lan mooy les causes parce que bari na ay facteurs yoo xamante ni mën nañ ko jël te muy expliquer li tax chômage bari ci biir réew mi. lu ko waral loolu lañ fas yéene waxtaanee tey daal di ci apporter suñu modeste contribution pour lu mën a jariñ Sénégal parce que baax na parfois ñu critiquer mais lan la ñuy teg ci table bi loolu itam dina am solo. pour tàmbali dañuy leeral d'abord lan mooy chômeur est-ce que ñëpp a mën a dippee seen bopp chômeur loolu aussi bari na ay amalgame te baax na ñu indi ci tuuti précision. pour nga nekk chômeur il faut que nga bokk ci ñuy woowe la population active. population active mooy ñi nga xam ni tollu nañ ci wutum xëy benn ñaareel bi mooy ñi nga xam ni am nañ qualification professionnelle maanaam am nañ seen métier bay liggéey ci benn bërëb wala di liggéeyal seen bopp. ñetteel bi mooy ñi am qualification am seen métier mais xëy jafaleen lool ñooñu ñëpp la ñuy woowee la population active. léegi nag ki am liggéeyam ba ñàkk ko soit contrat am dafa jeex ci benn entreprise wala mu démissionné wala ñu dàq ko wala ki amagul liggéey te tollu ci wut ko ñooñu la ñuy woowee ay chômeur. tey boo jàngiwul métier amoo qualification professionnelle
wuti woo liggéey pour gagner expérience mënuñu la wooyu chômeur. léegi nag naka la suñu réew tollee ci bile situation maanaam yëgg niveau boo xamante ni pour am xëy dafa jafe lool di nga daw safa ak marwa loolu la ñuy indi ay leeral. premier facteur ñàkkum xëy ci suñu réew mooy dafa am illusion bu ñu yàgg a jaay képp kuy parent wala ngay ndaw ci biir réew mi maanaam dafa am lu ñu yàgg gëmloo alors que boo demee ba màgg doon muskalaf ba affronter les réalités de la vie dëppoowul ak li am. illusion boobu noonu mooy boo jàngul doo tekki waxuñ ne bu kenn jàng déedéet jàng lu baax la dina la dimbali ci lu bari d'ailleurs Souleymane Faye ci benn woyam mi ngi naan boo amee alal te amoo xam-xam maanaam jàngoo ki jàng moo koy jëriñoo. la preuve ñi am alal ñu bari ci biir réew mi te defuñu jàng bu sori ba ñu demee ba yegg ci benn niveau social dañoo dem jàngiwaat ngir gën a mën a gérer seeni business. kon ci bi ngay nekk ndaw jàngal wutil xam-xam ba ëllëg duñ la mën a nax njàng mi nag mën na doon ci français mën na doon ci arabe ak beneen système éducatif bu mënti doon. mais problème bi ak suñu système u njàngale biir Sénégal mooy bi ngay nekk xale dañ lay gëmloo ni boo jàngee ba am bac dem université am sa licence maîtrise wala doctorat di nga tekki dimbali say waajur. loolu la ñu gëmloo ñun ñëpp ba ñu nekk tout tànk tax ñu bari rey seen bopp ci njàng mi passé une vingtaine d'années ci école yeeg amphi yi ndekete yoo lañ ñuy jàngal ak li entreprise yi soxla comme ressources humaines ak compétence amuñu ko. looloo waral suñu université yi ay chômeurs lay gën a formé que ay cadre neexul dégg mais mooy li am te jàpp nañ ni collectif étudiants yi moo xam UCAD wala UGB wala université Bambey bu Thiès ak bu Ziguinchor bu amee benn ci seeni combat bu leen war a gën a yitteel loolu ci la bokk maanaam fexe ba li ëpp ci lu ñuy jàng ci université yi dëppook le marché de l'emploi ba bu ñu génnee liggéey mën leen yomb. dëgg la xeex bourse am na solo parce que mooy tax nga dund mooy tax ngay def say travaux de recherche am na ñoo xam ne ci seen bourse la ñuy comp di yónnee seeni waa kër mais fexe ba boo paree mën a am foo inséré wu dara gënu ko. tey boo jëlee suñu université publique yi donte faculté bu nekk am nay débouché mais boo xoolee le marché de l'emploi par exemple booy lire journaux yi wala di consulter yenn sites yi nga xamante ni ñu ngi fay publier ay offre d'emploi li entreprise yeeg organisation yu bari soxla comme compétence duñu ko jàngale ci université yi. lii mooy le véritable problème bokk na ci li tax chômage bari ci suñu réew parce que dafa am lu ñuy woowe incompatibilité entre le marché de l'emploi et l'enseignement supérieur. problème bii tant que réglé wuñu ko taux de chômage bi day gën di yokk chaque année da ngay wéy di jàng nekk un brillant élève moo xam ci niveau bu mënti doon sa beneen morom boo xamante ni yéen a bokkoon école daal di quitter études yi dem jàngi métier 10 ans après bu la yàlla dimbaliwul torop kooku nga xam ni dafa bàyyi woon jàngam dem wuti métier situation mooy gën sa bos. bari na lu ñu koy gis ci biir réew mi moo tax jeunes yu bari bu ñu nekkee université yàgg fa xëy na weesu nañ jàng métier amuñu ko leen fayal formation tenté nañ ay concours mu dëgër benn issue kese la ñuy am mooy intégré amical yi daal di koy def transition politique. tey boo jëlee jamonoy parti socialiste jàpp nguuru Maître Wade ba ci Macky Sall ñu bari ci membre gouvernement yi ñoo dàkkoon syndiqué dàq jiitaay grève université benn yoonu tekki kese la ñu amoon mooy def politique. donc lii défaillance suñu système enseignement la te nguur yi fi jaar yëpp ku ci nekk am nga ci part de responsabilité duñu rek joxoñ benn nguur ne moom la déedéet mais continuité benn chaîne la boo xamante nii dafa jot ñu dakkal ko la ko tàmbalee primaire ba enseignement supérieur. njàngum Sénégal lépp la ñu war a réformer bu ñu bëggee saafara wutum xëyu ndaw ñi. ñaareelu mbir bi tax chômage bari lool suñu réew yi mooy xale bi bu tolloo ci jàng duñ ko teel a orienté ci benn métier. suñu réew yi rek ngay ñëw gis ku jàng ba am bac def au minimum 13 ans ci banc école yi wala lu ko ëpp mais boo ko laajee yow lan nga bëgg a doon du la mën a tontu. bu say waajur amul moyen teel laa orienté ci benn domaine boo xamante nii da ngay pare sa formation ñu wuti fuñ la casé boo amul accompagnement boobu noonu yow di nga jàng ba am master sa avenir day incertain di nga dem ba am 25 ans te doo xam yow lan ngay dooni ëllëg. lii c'est très grave alors que boo demee ci dans les pays développés ñoom réglé nañ sa problème depuis longtemps. naka lañ ko réglé mooy xale bi muy nekk tout tànk la ñuy seetlu li nga xam ne mooy ay compétence am ci biir école bi xam lan mooy ay passion am parce que yàlla dafa bind te yamalewul léegi ci mën-mënu xale bi la ñuy sukkandiku orienté ko ci benn secteur boo xamante nii bu fa jubloo dina mën a tekki. ci période boobu noonu la ñuy seetlu yan xale ñoo mën a wéyal seen jàng ba université parce que am nañ capacité yi ak ñi nga xamante nii leer na leen ni seen niveau mënul weesu lycée. loolu moo waral booy seet création ay lycée technique et professionnel dëgg la am na Sénégal ay lycée yoo xamante ni dañuy jàngale ay métier mais bariwuñu normalement
commune bu nekk ci biir Sénégal war na am benn lycée technique et professionnel pour élèves yi nga xamante ni leer nañu ni seen niveau jàng fii la mën a yam tey am na ñoo xamante ni seen niveau CM2 rek la mën a yam am ñoo xam ni 3e wala terminal la ñu mën a yegg ci wàllum njàng parce que nee naa leen yàlla moo bind te yamalewul ci wàllum xel léegi ñooñu nag nga xam ni mënuñoo def njàng mu sori école sénégalaise waru leen rek jël sànni leen tey ñëpp xam nañ ni boo redoubler 2 fois wala nga am moyenne bu faible trop ci benn école publique automatiquement dañ lay dàq bu say parents amul moyen pour yóbbu la ci privé taxawaalu ngay def wala nga jàngi métier boo xamante ni doo ci am diplôme nekk dans le secteur informel wala nekk ci leneen loo xamante ni neexul yàlla. léegi nag au lieu que école sénégalaise bi di dàq ay doomi réew mi parce que seen niveau demeewul noonu ñooñu dañ leen war a jël orienté leen ci ay lycée technique et professionnel ñuy jàng ay métiers yoo xamante ni boo ci amee diplôme doo chômer. tey jëlal domaine yu ci mel ni mécanique wala maçonnerie menuiserie agriculture art ak yeneen ay métiers la yoo xamante ni dañ leen war a valoriser parce que dafa di ay secteurs yoo xam ni buñ ko organiser nit waru ci chômer au contraire mën nga cee nekk doon millionnaire ci diir bu gaaw a gaaw lépp seen question d'organisation. tey jëlal réew bu ci mel ni Sénégal suñu réew ñun puso sax mënuñu koo defar ay produits yu ñàkk solo sax dañ koy importer jëlee ko bitim réew alors que amoon nañ possibilité former ay jeunes jox valeur yenn métiers yi nga xamante ni dañ leen suufeel bu ko defee ulli ku ñuy yàq xaalis jël ay 700 milliards chaque année di ko def ci école ak université sénégalaise yi mais xaalis boobilee dafa am benn partie boo xam ni benn budget bu ñu jagleel former ay ndaw yi nga xam ni mënuñoo def njàng mu sori ñu am seen métier ci nu mu gën a gaawee jeunes yoo xam ni dañuy liggéey balaa ñuy am 22 ans teel a defar seen àdduna. da ngay seet bi ñu defoon vidéo ci entreprise chinoise bi nga xam ne mooy Twyford te muy exploité ay jeunes sénégalais am na ko ci defoon benn commentaire bu am solo ne moonte ñun Sénégal mënoon nañ créer suñu bopp usine carreau ndax chinois yi matière première yi ñu utiliser yépp pour defar carreau yi Sénégal gii lay jógee ñi ngi koy jëlee Thiès Kédougou Kaolack ak Tamba ñoom seeni machine kese la ñu indi Sénégal te loolu ñun suñu réew mënoon nañ koo defal suñu bopp non seulement buñ ko defoon dina doxal suñu économie prix carreau yi dina gën a wàññeeku waaye itam ay junni sénégalais ay ndaw dinañ am liggéey ak ay salaire yu baax a baax mais problème suñu dirigeants yi mooy manque de volonté dañuy wër di jéggaani alors que li ñuy wuti feneen mi ngi fii ci biir réew mi. te li gën a am solo ba tey ci lycée technique et professionnel yi mooy parce que ñun Sénégal naturellement dañu am complexe diplôme yu rëy da ngay gis sax ci internet bu ñu publier koo xamante ni dafa am diplôme yu baree bari am CV bu riche gars yi dañuy mel ni ku yéemu. alors que boo jëlee économie Sénégal ñi nga xam ne ñooy doxal réew mi entrepreneur sénégalais yi ñi ci am diplôme yu kawe bariwul dañ leen di compter donc il faut que ñu dindi ci bopp sénégalais yi dindi ci bopp jeunes yi que boo amul diplôme yu kawe doo tekki ci biir réew mi complexe d'infériorité boobu noonu dafa war a dañ te loolu ñi ngi ko jëlee booy xool ci culture française parce que ñun France moo ñu colonisé dafa am lu bari ci ay jikko yoo xam ni ci ñoom lañ ko jëlee donc loolu faa mu dañ dëgg la nañu dooleel suñu université publique yi ba mu dëppook jamono parce que ku ci nekk am nga choix de carrière am na ñoo xam ne seen choix mooy jàng ba am doctorat donc na état mettre en place ay conditions yoo xamante ni ñooñu dinañ mën a atteindre seen objectif mais nañu dooleel mettre en place ay lycée technique et professionnel te li gën a am solo ci genre lycée yooyu noonu mooy mën na nekk ay incubateur maanaam lycée wala département bu ne day am benn structure boo xamante ni nguuru moo ko fay teg te liy rôle mooy inciter élèves yi nga xamante ni ñu ngi leen di former ci lycée professionnel yi ñuy mën di créer ay projet avant ñu pare seen formation moo xam ngi suivre mécanique wala agriculture wala plomberie wala tapisserie maçon ak lu mu mënti doon élèves yi dañuy former ay groupe définir ay projet monter ay start-up su ko defee bu ñu paree seeni formation au lieu que ñuy dem di wuti liggéey ñoom dañuy créer ay emploi incubateur bi nga xamante ni nguur moo ko fi teg daf leen di accompagner ci naka la ñuy bindee projet naka la ñuy defee étude de marché jàngal leen ay pexe yoo xamante ni dinañ mën a imposer wu ci secteur ba ñu yëngu. ci beneen côté aussi état bi day am lu muy jouer parce que tey ak plan Sénégal émergent nee nañ dañuy créer ay pôle urbain léegi pour genre projet yooyu noonu ñu ne yenn travaux yi dañ koy jagleel entreprise yu ndaw yi moo xam plomberie bi wala design yi ba ci carrelage bi maanaam mu am benn discrimination bu positive ba ci ameublement bi start-up bi juddoo ci lycée technique yi nga xamante ni teg nañ ko fi la ñuy dooleel léegi nag marché yu ndaw yooyu nga xamante ni dañ leen koy jox moo leen di permettre ñu développer wu di lever ay fonds banques yi mën leen wóolu ñu doon ay entreprises yu mag au fil des années fekk moment boobu noonu université gannaaw bañ ko réformer ba mu dëppook jamono mi ngi tàggat ay cadres yoo xamante ni ñoom ñooy ñëw apporter seen savoir-faire ci start-up yi nga xamante ni màgg nañ parce que li doomu aadama yi war a comprendre mooy état du créer emploi
tey politicien boo leen dégg mu naan damay créer emploi xam leen ni dafay neexal campagne. état li muy def mooy créer ay conditions yoo xamante ni ay entreprises yu ndaw dañuy juddu ñi nekk dans le secteur informel ñu accompagner leen ba ñu créer seen entreprise di évoluer ndànk-ndànk au fil du temps ñuy recruter di créer emploi yu bëree bëri. malheureusement nag ñun depuis indépendance dañoo lajj ci fànn woowu li suñu dirigeants yi xamul wala ñu xam ko te tey ko mooy benn petite entreprise boo jàppale ba mu suqaliku jàppal ni créer nga des dizaines d'emplois wala ay centaines d'emplois mais suñu problème mooy ku falu ñenn ngay gën a jàppale mooy sa waa parti say mbokk ak sa waa coalition. ba ci programme yi gouvernement bi teg ci année yi weesu moo xam DER wala ANPEJ booy seet financement yi seeni militants lañ koy jox li ci des ñu séddale ko meeru koñ yi pour mbiru campagne mais amul politique de l'emploi bi tax ñuy wax suñu réew te loolu président yi fi jaar yépp ku ci nekk am nga ci part de responsabilité. donc seetlu bi li la woon donte lu ndaw la par rapport ak li ñu war a waxtaane lépp ci wàllum wutum xëyu ndaw ñi xëy na yéen ñi seetaan vidéo bi am ngeen yeneen suggestion yoo xamante ni mën ngeen ko def en commentaire ku la mën ci jëriñu ndax sujet la boo xamante ni mën nañ cee wax ba suba ndax dafa yaatu. kon jàngat boobu la ñu amoon ci sujet bi nga xam ni daf ñu ñoroon torop ñi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.